mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd bi ak ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci juróom benn waxtu bi simili leen ci xabaaru marax yi la ci gën a fës kilifa yi réew mi jël dogal tëj ràpp kon marché bu Sandaga ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre at wi ñu nekk boobu lépp dogal nag jaaykat yi fas yéene ci tënku ndax jàpp nañu nag day gàttang lépp lu jëm seen wàllu koom-koom jamono jooje nag ñu dëkk ca peggu marché ba di tàcc seen ñaari yoxo ndax jàpp nañu ni tànkal gi ñu leenu def ak mbalit muy jàllaa ñoo ci diwaan ba dafa war a jeex tàkk dañ leen dégg nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi askanu ginnaaw raay mer ba futtu jokkori baaraamu tuuma TER bi ndax jàpp na ni kon lu jiy njaag ci jafe-jafe ñuy jànkonteel moom mooy njaag dañu bëgg mooy état bu Sénégal sax moo teg ay diggéem ci boobu la mbir dañ leen teewlu nu mu gën a yaatoo ci biir xabaaru marax yi coalition Macky 2012 am njiit gu yees maître Moussa Diop lay wuyoo nekk njiital Dakar Dem Dikk neen toog soppi na taxaw na kon ngir soppi xar kanam bu boobule coalition bi nga xam ne kon moo samp njiital réew Macky Sall ci bopp réewum Sénégal atub 2012 nataalu bés bi kay ju daal ko jagleel Ndeye Yacine Dieng nekk na soxna soo xamante ne kon dafa xarañ lool waaye tamit ràññeeku ci lu jëm ci xeex wàllub alam gi rawatina ci diwaanu Bargny nee na nag xeex gu mu jógtee du ci deltu ginnaaw benn yoon xanaa kay da koy wëyal nataalam ci biir xabaar lay doon ak Amago Robert Niang kon mbokk yi loolee moo gën a fës ci xëtub xabaar yi neskis bu jëlaandee ñun ci faram fàccee mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xabaaru marax yi des ko tàmbale kon nañu ko junjee ci ndorteel la ak marché bu Castor kilifa yi réewum Sénégal nag dañoo jël dogal daal di ko tëj ràpp ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre gi ñu nekk atub 2019 boobu leen dogal nag jaaykat ya fay yëngu nee nañu kon fas yéene mu cee tënku ndax nag la mu leen jural ci wàllu loraange kenn xamul nu mu toll ba tax seen baat yëpp jamono joojee ñu dëkk ci peggu marché bi nag di tàcc sërëm ñaari yoxo ndax jàpp nañu ni mbalit may jalaañoo ci douane ba waaye tamit dañ leen di tànkalee bés bu nekk moo xam kon suba ak ngoon guddeeg bëccëg dafa war a jeex tàkk Omar Kane Souleymane Diallo. fan la buntu kër gi nekk loolu mooy laaj bi njëkk a ñëw suñu xel gis buntu kër gi jafe lool dugg ci biir kër gi gën a jafe ay marchandises yu ñu lal ci suuf ak ay table ci kaw tali bi ci trottoir bi ak ci buntu kër yi daanaka tuuti rek moo des commerçant yi fokkarti seen dëkkuwaay yi ci seen loxo yenn riverains yi di ko nakarlu. Non, voisinage ak marché moom c'est vraiment difficile c'est vraiment difficile franchement parce que sonn nañ trop parce que mënuñu imaginer ñun du toog ay nit di ñëw fii 4 heures du matin imagine toi 4 heures du matin des fois sax 3 heures du matin di lal pour ñoo jaay marché bi amul heure xëy amul heure wàcc noo mën a imaginer loolu maire bi sax keroog mu ngi ko fii di wax 3 heures du matin ba 22 heures ñu ngi toog fii di jaay ñun ñii nan la ñuy mën a nalawee imagine toi kuy war a xëy yeew 8 heures ba nga génn këram du génn sa kër bu amul nit ku feebar war a génn sax war koo génnee doo ko mën a génnee mais imagine toi parce que lan nit ñee ngi bëri ci tali bi doo mën a génnee da ngay wax ak gars yi na la non mbedd mi tali buur la. waaw marché bi dañ fay yàgg ba mënatuñu leen wax dara waaw mënuñu leen wax dara sonal nañ ñu waaye mënuñ ci dara. ab nakar goo xam ni ñu bëri nangu wuñ ko wax. seen voisinage ak marché bi. doom na mun wax te ngaa jàll feneen. waaw. tey ngaa jàll fere man dama si ay wax yooyu dégg nga waaw jàll fere si biir kër yi rek dégg nga. ok waaw. mu mel ni dafa am déggoo gi am diggante ñi moom kër yi ak immeuble yi ak commerçant yi. majorité ñu fiy jaay finalement ñoom ñëpp a ñëw di louer ci différents immeubles yu nekk ci quartier bi léegi loolu moom moo leen tax sax ñoom finalement foog ñu am ay relation ak ñoom benn ba nga xamante ne parce que marchand yi seen wàllu waaye marchand yi nekk ci suuf du ba waxuma la marché yi kii de mais ñuy jaay ci suuf si wàllu boobu ñuy lal ci suuf ñoom ñooy ñëw dem di louer ci kaw ci kër yi léegi moom mooy indi relation bi nga xamante ne gisoo sànq yaa ngi génn bëgg jël réaction ñaata nit nga fiy jéem a jël ñaata kër nga dugg pour jël réaction mais mënoo am réaction parce que da ngay wax ñu ne non je suis pas bien placé ak yooyu. li ngeen di gis moo koy firnde ay jaaykat di sol ay saaku patas ci diggu kër ginnaaw ay tentatives yu bëri kilifay nguur gi jël dogal tëj marché Castor les 21 et 22 septembre bi ñu dëgmal mu nekk loo xam ni dina jafe-jafe ndax déggoo gi am diggante commerçant yi
ak ñi moom kër yi ak immeuble yi. di ko gërëm Omar Kane daal di addu ci Achoura gi ñu jàpp altine gi ñu dëkkmal nekk nag fête boo xamante ne ni sunu mbokk njóobe ni kon dañ ciy joxante dox daje ak cere gi waaye nag nañ ci def nànk ndax nag lu jëm ci wàllu jëfandikoo cere googee léegi-léegi nag mën na indi loraange jëm ci wàllu wér-gu-yaram gi kon laaj la wu samp nes lay def kon ba jëfandikoo cere gi te nag du am benn gàllankoor ci wàllu wér-gu-yaram Ndeye Mariam Gueye Sidi Niang reportage. Tamxarit wala Achoura nekk njeexitalu atum jullit yi mu nekk waxtu bi nga xamante ni jigéen ñi dañuy jongante ci wàllu togg cere ji nag nekk cosaanu Sénégal mu nekk nag aada boo xamante ni nii fii ci Sénégal lañ ko xamee. cere ji nag dinañ ci boole lu ci mel ni raisin haricot tàndarma ba ci buletu yàpp ñeex mi tamit xonq loolu ànd ak yàpp wala ginaar mu nekk lu neex loolu waaye tamit du ñàkk mu am ay gàllankoor ci wàllu wér-gu-yaram. léegi nuñ koy toggee peut-être ak nuñ koy boole peut-être loolu mooy xaw a indi ay problème surtout diw bi dafa bari dañ ciy def beurre def ci diwlin bi aussi dañ koy chauffer ba mu saxaar donc yooyu yëpp mooy indi ay problème ci yaram bi. dañ ci boole aussi suukar dañ ci def suukar def ci ay boulettes def ci tàndarma def ci vraiment ay ñam yoo xam ne jaxase bi daal dafa xaw a bëri donc loolu mooy indi lu ñuy wax surcharge donc maanaam li yaram bi soxloo moom bu soxlaa une dose yow yaa ngi koy indi ñetti dose wala juróomi dose donc vraiment yaram bi dafay surchargé du xam lan la koy def te loolu mooy indi surpoids loolu mooy indi ay hypertension ay diabète ak yooyu donc nañu moytu yu ëpp yooyu. ngir moytu lu ne mel docteur Valérie Ndiaye mi ngi digal jigéen ñi ñu yemale seeni loxo. donc nañ moytu daal diw bu bëri bi ñu koy boole ak beurre bi suukar si aussi buñ ciy def vraiment jaru ko et puis xorom si également nañ koy yemale. voilà lekk bi aussi war na ànd ak yemale parce que nit ki boo lekkee ba ci kanam di nga sentir ne. yaa ngi commencé suur wala suur nga donc bu boobaa il faut nga mun a arrêter même bu fekkee ne lekk bi neex na mais il faut nga xam ne vraiment instant bi moom sama biir li mu soxla woon yëpp léegi mat na. li gën tamit mooy ñu teel a reer li ñu gën a teel a reer daal yaram bi dina gën a mun digérer parce que guddi gi yaram bi dafa programmé pour dem noppaliku pour dem nelaw. lu ëpp ci jullit yi ci biir Sénégal dinañ tam xarit ci altine bii mu nekk waxtu boo xamante ni waa kër gi yëpp dañuy dajaloo ci boolu cere bi mbokk yi ngeen moytu nag bu baax topp seen loxo ndax mu bañ leen a jural ay gàllankoor. jërëjëf Ndeye Mariam Gueye des ba tey ci boobu lépp fête di Achoura loole nag nekk na mbir moo xamante ne kon jullit yàlla yi dañ ci feddali seenum ngëm ci yàlla sunu borom waaye tamit delluwaat ñaan ginnaaw atu wes bi nga xam ne kon mooy atu jullit di teru loole lépp nag lan mooy solom dëgg ci boobu lépp lan mooy solo dëgg kon tamxarit dañ ci dikkaat mu gën a yaatoo ak imam Moussa Fall ñu teewlu kàddoom ci micro Ndeye Mariam Gueye. waaw tamxarit événement la bu am solo ci islam ndax dafay marqué ñaare fukkeelu fan ci tàmbali atu islam muy Achoura di bis bu yéeme bis boo xam ne sunu borom subhanahu wa taala tàmmun na ci di ci dimbale di ci xettali nitu yàlla yi rawatina ay yonentam ku ci nekk am na ci taarix boo xamante ne ba nga tollee ci jafe-jafe keroog bi yàlla di nangu sa ñaan mu ngi ko nangu bisu Achoura ku mel ni yonent yàlla Moussa bi ko Firawna di dàq ci géej gi ku mel ni suñu maam Adama bi muy wàcc ci kaw suuf ku mel ni suñu yeneen tabarakallahu Yunus bi ko jën bi wannee ak yu mel noonu ku ci nekk ci ñoom keroog bi la suñu borom di taxaw di la dimbale mu la taxaw bisu Achoura kon bis la boo xam ne yaakaar nañ ne ku ci jàmm sa borom ni mu waree góorgóorlu ci ni mu waree yàlla mun na faj aajo yoo xamante ne tabarakallahu yàgg nga ko sakku ci moom bi ci des yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ko woor ñu ne ko lu tax nga koy woor mu ne ahtasibu ala allahi an yukaffira sana allati qablahu maa ngi koy woor ngir yàlla jéggal ma bàkkaaru at mi jiitu ñu déggee ci nekkoon ku ko woor yàlla mën na la jéggal bàkkaaru at mi jiitu muy ay bénéfices yoo xamante ne jullit fu mu toll war na ci góorgóorlu pour jot ci incha allah. addu ci leneen nag Liberté 6 Wakaam xaalis la woo xam ne la ci doon nemmeeku ci Ndamaar
ñu déppee leen nag clando loolee nekk na loo xamante ne ni kon ñëpp da nga ko gis waaye nag tey mu mel ni xal woowee kon dafa wéet ne yàmbalang la ko sabab nag mooy waaye takku deru kaaraange yi ñoo taxaw ngir dakkal tali bi kon dem beeg dëkk bi ci woto yooyee di ay clando ñoom nag nee nañu kon nangu nañu ne kon teguwuñ ci yoon ba tax kon ñoom ñëpp ngi joxante dox daje ca garage bu Liberté 6 foofee nag la ñu yëkkati seen baat di sàkku kon daal état bu Sénégal gën leen bàyyi xel waaye tamit bàyyi leen ñu mën a wëyal seen liggéey Babacar Touré Augustin Mandan reportage. chauffeur yi minicar yi daw diggante Liberté 6 ak Wakam xëy tey gaare seeni daamar li waral seen taxawaay bi ñëpp di ko waxtaanee. gendarme yi ñoo monté oto yi nga xam ne ñooy clandestin ñu jàpp leen loolu yoon la mais nag ñun ñoo koy dawal boo gisee ñu koy dawal ay sénégalais lan ñàkk ci lu ñu jàpp kese moo tax ñu koy dawal. montas yi ci yoon wi tax ba benn dawalkat wóoluwul génne wotom ku nekk ci ñoom di ragal alkaati yi jàpp la ndax kalandoo yi ñu yore lile doon lu mën a am jeexital ci seen bés bile. waaw xëy taxaw rek bañ a liggéey defet la. ñëpp mënu ñoo jàppandoo ci li gën mais dañuy jàpp ci li ñu gis. ñoom chauffeur yi xam nañu bu baax li ñu leen di tere maanaam fu kalandoo warul daw te ñu ko fay dawal lii tax ba ñu sàkku ndimbal ngir mën ci génn. di lancer appel rek. di ñaan njiitum réew mi nga xam ne moo yilif ñëpp mu ñëw taxawuñu ndax ci moom rek dañ ko yaakaar bu dee day changer suñu oto ñu changer ko ñu ni kaay leen dugg fii nekk ci yoon lii mooy règle mooy avancer am réew mais boo gisee ñuy yëngu fii di dem di ñëw lu ñu yore suñuy waajur ak suñu njaboot rek moo tax. lii le nag daanaka doonul lu bees ci ñoom waaye saa yu leen dikkalee seeni poste da koy yëg bu baax. clients yi itamit muy doon luy faral di metti ci ñoom ndax tàmm gi ñu tàmmoon minicar yi daw diggante Wakam ak Liberté 6. Babacar Touré dañuy dem ba ca banlieue bu Ndakaaru waxtaanee ak askan way yeewoo ca ginnaaw raay dañoo mer ba futtu ndax nag nee nañu liggéey bi ñeel wàllu TER bi lu ji njaag séer bu jafe-jafe moom mooy njaag ginnaaw ñàkkum kaaraange gi ñuy jànkonteel teg ci tamit li nga xam ne mooy bërëb ba dafa ruuqee lool ak mbënd mi nga xam ne kon moo leen gën a si loolu lépp doon ay jafe-jafe yoo xam ne ñoo ëllëwtugu seen kaw seen sàkkuteef lenn kott la mooy état bu Sénégal sàmmoon teg ay diggéem bu dal njàcc Omar Bokum reportage. ba travaux train express régional tàmbalee ba léegi ginnaaw raay ci njàqare bu metti la nekk. amatuñu yoon bu nu mën a jaar moom ginnaaw raay kenn mënatu fi dugg oto doo fi jaarate. handicapé yi mënuñu jéggi raay bi mag ñi chaque instant na gis ku daanu si raay bi damm tey soo xoolee démb ba mu tawee taw bu mu taw noonu bu ndaw boobu ginnaaw raay soo duggoon si biir mënatul génn parce que demoon nañ ba tàggali ko inondation ginnaaw raay mais tey terre bi indiwaat na problème inondation. ak nawet bi ñoom population yu ginnaaw raay ñu ngi dund ci insécurité bu metti ki nga xamante ne tey dafay xëy wàcc 1h du matin tey war a jàll ci kaw raay bi tey problème de sécurité posé wu na te yàggul rek dégg nañ fi ñoo xamante ne ñëw nañ fi toog ci ginnaaw ci suufu pont bi nga xam ne guddi tey bu ñu ñuy rombee ñu mun leen nangu seen scooter yi wala ñu nangu leen yor. ñuy ñaan nguur gi mu respecté la mu diggee woon ak population bi. boobu ba léegi aussi ñu jox ñu nopp bu bon bi. lépp lu ñu waxante woon ak ñun amul dara loo xam ne ñoom respecté nañ ko ba tax na ay yooni provisoire yu nga xam dañ ko defoon sa instant bi dindi nañ ko. tunnel bi moom lañ bëgg ñun négocier wuñu loolu ñun loolu négocier ñi ibbi ko léegi suñu oto yi mun di dem mun di dikki. semaine prochaine fekkee lu leen wax dafa ñu si dara dafa am plan d'action yoo xam ne fa lañ jëm ak ñoom te bu nu jugaatee bu nu dóoraatee dinañ xam ne ginnaaw raay dóoraat na. population ya nekkee ginnaaw raay ñu ngi ñaawlu yéexaayu. travaux yu train express régional ñuy jox nguur gi ab ultimatum balaa ñoo génn ci mbedd mi di wane seen naqar. bu dal njàcc maître Moussa Diop mooy njiit lu yees gu coalition Macky 2012 ñoom nag nee na kon taxaw na temm ginnaaw bu ñu ko falee tey ci ab assemblée générale bu ñu amal nee na nag la mu bëgg mooy soppi xar kanam boobu la coalition nga xam ne moo teg njiitu réew Macky Sall ci bopp réew mi ci atub 2012 ñu teewli kàddoom moom maître Moussa Diop njiit lu yees li ci micro Alioune Mbaye. dinaa def lépp loo xam ni
mi ngi ci sama pouvoir pour que coalition bi ñu gën ko respecter parce que coalition boo xam ne la moo tax président nekk fu mu nekk daañu def de sorte que lépp loo xam ne ñu ngi koy décider ci réew mi ñu boole ñu ci pour que ñu mën a défendre suñu leader mooy le président Macky Sall daañu def de sorte ñuy gisante de temps en temps pour wax wéccoo xalaat ci loo xam ne ñun ñëpp ko bokk parce que bu ñu bëggee défendre le président Macky Sall nga xam ni man j'ai l'impression que je le sens un peu esselé face ay attaques yoo xam ni teguwul dara wax ju bëri opposition boo xam ni matuñu dànk waaye bëri coow nuy tubaab di wax les tonneaux vides font tellement de bruit bu ñu ko bëggee défendre nag il faut ñu xam lu xew ku la bett mën la donc loolu tamit incha allah daañu rencontrer le président Macky Sall laaj ko audience par les formes mu ñuy recevoir de temps en temps en fonction agenda am xam ne c'est très chargé pour ñuy diisoo ci loo xam ni ñun ñëpp ko bokk ñu koy gën a mën a défendre parce que ñi fi nekk kenn du tiit kenn du ragal xamante nañu donc di gërëm di sant ñëpp yoo xam ne tey teew nañu fi mais ci gàttal xam leen ni Macky 2012 bëggatul nekk ci ay wagon ci locomotive bi la war a nekk c'est un message que je lance à tout le monde suñuy alliés yi ñuy compagnons yi nekk ci yeneen coalition yi ñu xam ni ñun nekkatuñu fii di gunge président Macky Sall ñi nga xam ne ñoo ko doon xeex sax aujourd'hui ñoom ñoo nekk ci commande bi duñ ko accepter il faut que mu leer ci bopp ñëpp lu ñu war a jël di nga koy jël parce que l'intérêt de la nation moo ñu jóglu ubbi laccum bitim réew des koy tàmbale kon Pape François moom nag ma nga ca Madagascar foofee nag yëkkati na fay kàddu di sàkku ñu taxawu lépp loo xamante ne kon moo jëm ci alam bi ndax nag song yi jëm ci dagg garab yeeg yu ni mel dafa bëri lool te nag loolee dafa bëgg mu jeex takk gilets jaunes yi nag ñoom seen tàmbale tey jii fitna gu yaatu la jur danañ ci dëkk nu mu gën a yaatoo ci France nag ñaari soxna kon ñoo jiite ni ki tey ab julli loolee nag nekk gulet foofee ca réew ma ñu ànd ci leeral ak Youssouf Konté. niki démb la njiitu réew bu Zimbabwe ba woon di Robert Mugabe wuy ji boromam loolu nag mu nekk li nga xam ne tiis na lool africain yu bëri seede yi wéy di toppalante ki ci mujjee andi ay seede di Abdoulaye Bathily mi nga xam ne nekkoon na ministre fii ci Sénégal mu doon ab historien moom nag li mu xamle moo di li Robert Mugabe def ci réewam ci atum 80 ya mucc na ayib. xolu Zimbabwe yëpp tooy na tax kii du njiiti réew ma di Emmerson Mnangagwa génne ab décret ne dañuy defal deuil national ki nga xam ne mooy njiitu réew ma ba woon di Robert Mugabe loolu nag mu ko jël niki démb ci ngoon ci ajuma ji te dina wéy ba keroog yi nga xam ne lii di néew Robert Mugabe dinañ ko andiwaat ci réew ma ndax jamono ji moo nga ca Singapour fi nga xam ne fa la génnee àddina ba jamono ji nag kenn xamagul ban jour lañ koy andiwaat ci réew ma moom le Robert Mugabe ñii di waa parti am di ZANU-PF def nañ ko ab héros national. njiitu église catholique di Pape François amal tukki nemmeeku ca Madagascar ca foofu nag xamal na ni ki moom xolam tooy na lool ndax ni mu gisee ni ñuy caxat-caxatee alam ba ci ay image ñu gis ko mu yore appel mu sax jëmbat ay garab ngir wane ni ki moom àndul benn yoon ak lii ñuy duppee déforestation ci kanamu ki nga xam ne mooy njiitu réew mi di Ange Rajuel xamal na ko ni dañoo war a liggéey ba ñu sàmm alam bi ba bu ko defee jéye yu ñuy nemmeeku jamono yi ci àdduna yi ñu mun koo moytandiku. ca France gannaaw bi nga xam ne nemmeeku nañu ab tekk-tekkaaral ci mouvement bi ñoom les gilets jaunes yi te itam ñëwaat nañ ci gaaw gi di amal ay manifester ci réew yi gën a mag ci France lu toll ci ay junni doomi aadama génnoon ci tali bi ngir fësalaat seen nakar comme ni mu ko daan defee ba sax am ci ay jéew yi nga xam ne am nañ fa ñoom la way manifester yi ba sax lakk nañ ci benn auto police municipale préfecture bi doo xam ne ni ki am na ci ñi nga xam ne jot nañ leen a teg loxo. ca France mënees nañoo wax ni sax mosuñu koo gis ay jigéen ñi nga xam ne ñoo jiite julli ba foofa tey jii nii ci ab cérémonie bi nga xam ne daanaka at bu nekk ci jamono yi dafay am ñoom nag ñu ngi tudd Anne-Sophie Monsinaye ak Eva Janadin loolu nag mu doon gulet bi nga xam ne ñu ngi koy gis ci diine islam. ci bu ñu sukkandikoo ci AFP ñoom sax ca njëlbeen ba nekkuñu woon ay doomu jullit waaye dañoo mujj convertir ñu nekk ay jullit ñuy xamle ni ki dañoo yàgg di mbëbët li ni mel ndax dañoo jàpp ni ki ci islam terewuñu ay jigéen di jiite. di ko gërëm Youssouf Konté xabaaru tàggat yaram bi kon des koy tàmbaleek lu jëm ci ay milliards yu bëri
dugg ci nafa fédération sénégalaise bu football loole nag ginnaaw bokkub gaynde Sénégal yi ci lu jëm ci coupe du monde bu bi ñu amaloon ak coupe d'Afrique bile loole lépp nag di ay koppar yoo xam ne mënees na ci sukkandiku ngir samp ay lii ay jumtuwaay yoo xam ne kon mënees na fa tàggatoo waaye tamit fexe ba football bi ci Sénégal daal di suqaliku nu mu gën a yaatoo Cheikh Hassana Fall Souleymane Diallo reportage. gën a dooleel formation bi ak tamit taxawal ay infrastructure xaalis bi ñu jëlee ci coupe d'Afrique bi mënoon na am njëriñ ci mbir yooyee. foog naa ne accent numéro 1 bi mooy d'abord investir sur infrastructure bi ñu ngi sant yàlla nag parce que dégg naa benn projet wu stade Demba Diop dañ koy def stade fédéral que fédération dina ci def xaalis bi FIFA gungee ko ci dafa am beneen ponk boo xam ne tamit fédération war na fa investiraat bien que ñu ngi koy def mais ñu def ko à une échelle bu gën a yaatu mooy mbirum tàggat nit ñi formation bi. ay koppar yoo xam ne tamit mën naa am njëriñ ci ab taxawalum championnat boo xam ne petite catégorie yi dong lay yore. donc problème bi mooy ñu toogaat autour d'une table ak fédération parce que tamit loolu war na am ku ni ko tubaab di waxee boo bëggee dara tamit ku bëgg a akara ñemekaani bu ñu bëggee organiser benn championnat national de petite catégorie dina xaw a metti ci club yi kese donc foofu faw fédération jàpp si nag bu bare pour que club yi nga xam ne tey bu ñu nee U17 u GIA war na dem rencontrer ci U17 u Casa Sport ne équipe bu mag ba di def ba war a mun a déplacer wu dem ba Ziguinchor pour jouer match googu tout tànk yooyu tamit ñu war leen mun a déplacer pour ñu jouer ko et puis vice versa. woote boo xam ne sax dafa mel ne kii di président wu fédération bi da koo dégg moom mi xam ne ci téléphone lañ ko jot. Pensons à des catégories inférieures. ñoo ngi liggéey ci catégorie yu ndaw yi ak école de football yi te directeur technique moo ngi xalaat ci ab projet boo xam ni da koy taxawal ci réew mi te yaakaar nañu ni fii ak benn at dinañu taxawal académie fédérale ci Guiréo. l'académie fédérale à Guiréo. ngir ay ndaw yu toll ci fukki at ak juróom-ñaar ak ñaar fukki at di ci tàggatu jigéen ñi itam ñoo ngi xalaat dugal leen fa loolu dina tax ñu tàggat leen bu baax a baax. pour pouvoir donc intégrer nos équipes de jeunes. fédération sénégalaise bu football xam la ne fan yi ne am na ab bénéfice su 1 milliard ak lu teg ginnaaw ba mu jógee ci coupe d'Afrique bile ab xaalis bu takk boo xam ne fekk si na lu ñu jëlee woon ci coupe du monde ba yi lay fond nekk loo xam ne mën na amal njëriñ loolu développement football local bu Sénégal. Cheikh Hassana Fall maa ngi leen ko doon duñu ci njëlbeenu xabaar yi di nataalu bés bi ñu jagleel ko tey kii di Ndeye Yacine Dieng soxna la soo xam ne nag dafa ràññeeku lool ci xeex alam gi maanaam nes lay def kon ba ñu bàyyi lépp loo xamante ne ni kon dina nasaxal alam gi moom nag mu nga dëkk ca Bargny xeex boobu nag da ko tàmbali atum 2009 ba tey ba nu samp kon centrale à charbon foofee ca diwaan ba nag mu def ci kon taxawaay bu mucc ayib nee na kon xeex bu mu jógtee du ci deltu ginnaaw benn yoon xanaa koy da koy daal di wëyal nataalam ak Amagor Robert Niang. lépp lu muy def wala lu muy dugg Pastef la siy àndal bu dara desee lu dul teewal askanam Ndeye Yacine Dieng di jigéen ju mën góor te bile Pastef doon na lu yàgg ci moom. mën naa wax ne dëpp ba ma xàmm ko laay yëg ne ba responsable laa ndax dama nekk ak waajur yoo xamante ne amuñu doom ju góor te ma daan gis à chaque fois ay mool la sama papa mool la ma gis à chaque fois bu nit ñi dem géej seeni doom moo leen di jëlal seeni bagage yëpp di leen yóbbul seeni joow seeni outils yi nga xamante ne moom la ñu yóbbu géej seeni doom ju góor yi ñoo ko daan yóbbu géej man comme sama papa amul koon doom ju góor loolu man maa daal di jël loolu di ko yóbbu. mu yëngu léeg-léeg ci wàllum jënd ak jaay ak it ci transformation Ndeye Yacine loolu terewu ko muy taxaw di xeex lépp lu mu jàpp ni njeexital la ci Bargny loolee mu ngi ko tàmbali ci atum 2009 ak tabaxum centrale à charbon bu ñu fa samp. si boobu jamono boobu laa commencé takku di nekk ci terrain bi j'étais la seule femme à défendre te li ma doon défendre du dara sama population aw ma xaalis aw ma leneen mais am naa sama mentalité ak sama volonté moo ma ebal lépp ci lii. ci xeexam bi
jot na ci amal ay tukki ci yenn ci ay dëkk ci àdduna bi. dem naa Allemagne dem naa Kenya dem naa Zimbabwe dem naa Côte d'Ivoire ñu am rencontre ak les banques si la banque africaine de développement waxoon ne ginnaaw à partir d'aujourd'hui duutuñu financer ti benn lu jëmati si lu mel ni charbon. jot gu mu daan amas néew léegi muy koy fekk ci ay ndaje ak it ay tukki yu muy amal tax ba waa këram di ko sax gëj a gis waaye terewul njabootam di woy di ko naw ba noppi jàppee ko référence. si xaw a rafetlu nañ ko moom wax dëgg yàlla mais nag metti na suñu côté benn instant parce que tamit xëy chaque jour que xëy ay jour doo gis sa yaay tamit benn instant dafa metti parce que ni soutien bi mu amoon si famille bi ni mu doxalante ñun ni mu jëflante ñun kaf geex reegi di oññiwaat nit ñi parfois ku nekk tegu si yoon genre yëpp dañuy manqué benn instant tamit satisfaction la parce que tamit benn instant mu ngi si biir tamit suñu der. sama waa kër a ngi si biir li ñu may gis li mu ñëwee ma daan gis barewul ma am jëkkër joo xamante ku ma comprendre la xam na lu ma yëkk sama tànk bu ma yëkkatiwu ma ko si caaxaan mais si askan wi rek. muy wëyal xeex bi muy xeex ngir askanam ak it njabootam Ndeye Yacine di dundee yaakaar gis bés ñu jële centrale à charbon bi ñu tabax fii ci Bargny. Amagor Robert Niang jërëjëf waaye gàcce ngalaama Ndeye Yacine Dieng di jigéen gu mën góor ci lépp lu jëm ci xeex alam gi. kon mbokk yi loole moo laf laaj xabaaru marax yi sant leen bu baax gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV gërëm ñëpp ñu jàpp ci xabaar yi ba mu daal di yëmb rédaction bi jox leen dox daje 19h45 ci xibaar yi ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Adama Anouchka Ba feeg boobu ngeen wéy di ànd ak suñu programme ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf.